Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. commandel say dàll saak yére accessoire seenam yu yomb te xewale ak extrême élégance sañsel ak doole. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw. ginnaaw bi mbugal bi ci jullit yi taree lool fa la leen yonent bi di diggal ngir ñenn ñi dem fa gàddaay Abisini sa Égypte naka la gàddaay boobu di demee te lan la yéeféeri di def yan pexe la yéeféeri di def ngir jëlee jullit yi sa Abisini est-ce que dañ ko réussir kan mooy Hamza naka la Hamza di dooree Abu Jahl mi doon saaga yonent bi te naka lay duggee ci diinawu Muhammad bi alayhi salaatu wassalaam naka la Umar ibn Khattab di duggee ci islam ban saar la jàng ba mu tax mu tuub tuubu Umar mooy tuub bu ëpp solo ci islam te la moo waral loolu juróomi at ginnaaw révélation bi agression contre saxaaba wu yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam yokku na si la kon yenn saxaaba yi décidé gàddaay ginnaaw bi ko yonent bi nangoo ci benn dëkk bu tudd Abisini fu benn buur di reñe mooy Najashi le Négus yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci moom que ni ab buur bu juste la bu toroxal kenn moom alayhi salaatu wasalaam nangul nañu ko mën ñu gàddaay benn guddi ay saxaaba décidé nañ dajaloo ku ci nekk ci ñoom génn na ci pet këram ngir daw Màkka 12 góor ak ñeenti jigéen dajaloo nañ Usmaan ibn Affan jiite na leen ànd ak soxnaam mi nekk doomu yonent bi Ruqayya yàlla na yàlla bég ci ñoom ñaar ñëpp 16 personnes décidé nañ gàddaay ngir koosu yàlla wu màgg mi suñu boroom mu màgg mi bind na ci alxuraan que ni suufam si yaatu na ngir ñu mën see gàddaay ngir ñu jóge ci suuf si ñu nekk di leen toroxal yéeféer yi toroxal nañ leen lool def nañ bépp xeetu ñaawteef saxaaba yi moo ngi nii saxaaba yooyu décidé nañ dajaloo ci guddi googu ngir daw ci pet génn nañ ci direction Usmaan ibn Affan te jubali nañ ci géej gi ci suba si yéeféer yëg nañ ko ci lañ gaawantoo ngir jàpp leen waaye yàlla wu màgg mi délivré na leen saxaaba yi embarqué nañ ci benn bateau te jubali Abisini sa Éthiopie ci buur bu jub boobu Najashi mi nekk chrétien ci dëkkam daan ñu foon toroxal kenn te yàlla wu màgg mi sauvé na groupe bu ñi gëm ñooñu famille bi njëkk a gàddaay ngir koosu yàlla wu màgg yi mooy famille Usmaan ibn Affan bi ànd ak jabaram Ruqayya doomu yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ci même at bi tombel gàddaayu Abisini bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy woon ci wetu kaaba gi nekk di jàng alxuraan d'habitude yéeféer yi dañ naan yëkkati seen baat di yuuxu ngir kenn bañ a dégg li yonent bi di tari alayhi salaatu wasalaam waaye bii paa yéeféer yi déglu nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam profitoo na ci occasion bi ngir tari leen benn suuraat buy wax ak ñoom directement taril na leen suuraat bi di an-najm l'étoile mu nekk benn sagesse jóge ci moom ci biddéew bi nekk di wàcc arab yi xamoon nañ sensu biddéew bi nekk di wàcc yàlla mu màgg waat na ci biddéew bi que ni Muhammad nekkul ku réer te nekkul ci erreur nekkul di wax dara ci bëgg-bëggam nekkul leneen lu du ab benn révélation inspirée bi ko malaaka Jibril jàngal yéeféer yi yéemu nañ ci liñ dégg seen xol moo ngi leen di pousser ñu méditer kàddu yooyu ak di ko déglu ay yéeféer lañ ba tey waaye kàddu yàlla yi mën na am effet ci bépp xol continué nañ di déglu ba ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yeggee la leen Laat ak Uzza di ndurool ak tamit Maanaat yàlla màgg yi moo ngi leen di wax seen idole yi statue yooyu ñuy jaamu après yàlla wax leen li mu def askan yu yàgg yi te moom moo wàccee Aadi ak tamit Saamuud te def na dara bañ cee dund ak tamit askanu Nuux bi ndax ñoom ñoo gënoon injuste te gën a violent
te ci instant boobu nag tiin nañ ci li ñu dégg malgré que ne ay yéeféer lañ ragal nañ kàddu yooyu te ci fin wu suuraat bi yàlla maag bi nee na leen lan da ngeen a yéemu ci discours bi te yéen a ngi ci reetaan te doo leen ci jooy mukk boo leen déggee alxuraan bi da ngeen di woy boo leen déggee kàddu yàlla yi du leen laal te boo leen déggee discours bi da ngeen di jaaxle ani seen gëm-gëm seen raison seen xol mu jeexalee ko su jool leen kon ci yàlla te jaamu leen ko. ci moment boobu suñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam sujjoon na te ci noonu rek yéeféer yi doon déglu yëpp sujjoon nañ ak moom te tayuñu ko seen yaram sujjoon na waaye seen xol gëmmul sujjoon nañ ci lu ñu tayul te bi yonente bi jógee gis na leen ñu nekk di sujjoot si la leen ne gëm ngeen waaye foofu xamuñu lan lañ war a tontu naka la ñuy mënee expliquer loolu yonente yàlla bi dugguñu ci islam waaye sujjoon nañ te tayuñu ko nee na sujjoot ngir yàlla gëm ngeen déedéet dañoo xalaat suñu yàlla yi te sujjoon nañ ngir ñoom. benn rumeur tas na ci waa Xuraysh que ni nitu Màkka yi gëm nañ que ni seen notable yi sujjoon nañ ak yonente yàlla bi te rumeur boobu yegg na ba Abisini li loolu waral mooy que ni ñi gàddaay woon dellu nañ jubali Màkka waaye biñ jegee Màkka comprendre nañ que ni ab rumeur la woon rek ci la kon ñenn ñi delluwaatee Abisini ñenn ñi dugg Màkka ci pet. ay jullit yu bees ñoo ngi doon gàddaay sa Abisini waaye bii pa gën nañoo bari ci góor ñi jot na ci am 83 góor Jaafar ibn Abu Taalib yàlla na yàlla bég ci moom bokk na ci jigéen ñi jot na ci am 18 jigéen ñoom ñëpp gàddaay nañ sa Abisini ci Najashi benn chrétien bu daan woon toroxal kenn te dund nañ fa ci kaaraange ci la waa Xuraysh ci décidé kon yónni ñaari nit ci ñu gën a abel Amr ibn al-As Abdallah ibn Abu Rabia yónni nañ leen ñu yóbbaale ay kado yu bari ngir Najashi te bi ñu yeggee ci Najashi séddale nañ kado yi séddale nañ ko Najashi ak patriarche yi Najashi leen ne gis bëggoon na ci gis leen ci la leen invité kon ci conseil Amr ibn al-As wax na nee na o Najashi ay nit yu doon rus ci suñu askan làqatu nañ ci sa dëkk di daw suñu dëkk weddi nañ suñu diine ak diinewu seeni ay maam te dugguñu ci sa diine saaga nañ suñu diine ak suñu ay maam te yow dalal nga leen dàq leen ndax notable Màkka yi dañ leen a bëgg a andiwaat patriarche di jàppale waale kàddu Amr yi nee nañ waaw Najashi delloo leen seen dëkk Najashi ne leen déedéet duma ko def te déglooguma leen ci la leen woowee kon julliti dajaloo nañ te Jaafar ibn Abu Taalib moo wax ci seen tur Najashi nee na leen dangeen a génn ci diinewu seen ay maam te duggoo leen ci suñu diine ci ban diine ngeen nekk kon Jaafar ne ko o Najashi ci réer lañ nekkoon ay idool lañ naan jaamu ak ay xeer dañ naan lekk médd dañ naan def ay ñaawteef dañ naan toog relation yi ak famille bi ay dëkkandoo yu bon lañ woon ci suñu biir ki ëpp doole moo daan dominer néew ju doole bi ba ni yàlla màgg bi dañu yónnee benn yónnenti ci ñun xam nañ njaboot bi mu wàccee dëggoom mbaaxam ak fidélitéem dafay woote ci jaamu yàlla kese daf ñuy woo ci ñu bàyyi jaamu ay idole ak ay statue wu xeer daf ñuy woo ci ñuy seeti suñu ay mbokk te nekk dëkkandoo bu baax daf ñuy digal ñu wax dëgg te dëggu daf ñuy woo ci ñuy julli di génne asaka te téye suñu bopp Jaafar continue na di lim précepte islaam yi nee na waaye suñu askan toroxal nañu te daw nañ làqatu ci yow ndax xam nañ ni que ni doo toroxal kenn ginnaaw bi mu dégloo argument wu Jaafar bu baax bi Najashi nee na est-ce que am ngeen lenn li ngeen mën a nettali seen diine waaw Jaafar tontu na nettalil kon Najashi moo wax ci la Jaafar tànnee kon suuraat bi di Maryam tàmbalee na di tari te Najashi ak patriarche yaa ngi déglu kaafa yaa ayn saat li ab nettaliwu yërmande sa borom bi la ci jaamam bi di Zakariya mooy ba mu ñaanee boromam benn ñaan bu secret nee na o sama borom samay yax fëndëx nañ Jaafar tari na te Najashi tàmbalee na may rongañ say bëtam te patriarche yaa ngi jooy tamit tuddal ci téere alxuraan bi Maryam ba mu beroo sori famem ci benn bërëb wetu Orient def na diggante moom ak ñoom benn voile suuraat bi day nettali ci histoire Maryam ak ci bu Jésus Isa alayhi salaam tàmbali nañ di jooy te rongañ yi ngi doon walangaan seen sikkim mi te bi Jaafar pare Najashi nee na ndax yàlla lii ak li Isa andi woon ñoo bokk fi ñu jóge maanaam même diine bi Isa andi woon bi la Amr ibn al-As génn na te Najashi nee na di ngeen nekk ci kaaraange sama biir dëkk julliti génn nañ te Amr nee na ndax yàlla dinaa ñëwaat suba te dinaa insister waat
Amri ibn Alas ñëwaat na ci bés bi ci topp nit bu muusoon la nee na o Najasi dégg nga li faible d'esprit wax ci Jésus Isa doom Mariam lan lañu wax nañ ay mbiru yee ci moom ci la leen ko Najasi woowee jullit yi xamoon nañ ni que ni Najasi dina leen laaj ci Jésus doom Mariam tiin nañ lan lañu war a def waaye jàppoon nañ ci wax dëgg bi rek moo leen ciy génnee. Jafar avancé na ci digg patriarche Najasi laajte na lan ngeen wax ci Isa doom Mariam Jafar tontu jaamu yàlla la ak yonenteem ñëpp a ngi doon déglu affirmation bu dangereuse boobu ab jaamu yàlla la waaye chrétien yi du loolu la ñuy wax ab jaamu yàlla la ak yonenteem te kàddoom la bi mu yónnee Mariam ak benn ngelaw dund jóge ci moom. Jafar continué na di citer description Jésus nit yi ko wër noppi nañ Najasi sëgg na jël benn branche ci suuf te ne ndax yàlla lii nii génnul ci kàddu bi Jésus Isa doom Mariam andi patriarche yi mer nañ même boo leen ci meree tamit ndax yàlla lii nii mooy bu baax li Isa andi woon te digal nañu delloo cadeau yi Amr andi woon delloo na leen seeni cadeau Amr avant moo dugg ci islam Abdallah ibn Rabia ñëwaat nañ Makka ak déception julliti nee nañ ndax yàlla xam nañ ci dëkk Najasi bi ay atum kaaraange ak sérénité yi ñu mësul woon dund bu njëkk bàyyi nañu ñu jaamu yàlla comme niñ ko bëggee woon jullit yi des nañ abi sinayaat ba ni yàlla di délivrer yonente Muhammad alayhi salaatu wassalaam. benn bés Abu Jahl romb na yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekk ni mooy woon ci montagne Safa Abu Jahl saaga na ko wax na lu ñaaw yonente yàlla bi waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam tontuwul ci provocation boobu benn mbindaanu Abdallah ibn Jud'an fekkee na loolu d'après quelques instants Hamza di jaay yonente bi dellu si na jóge ci benn voyage rëbb te bi mu dugg see Makka rek ku jigéen ki mbindaan bi dem na gis ko te ne ko est-ce que yëngal li Abu Jahl def sa jarbaat lan la ko def Hamza moo laajte te nettali na ko li xew la kon benn sentiment wu fukk ak ardeur jàppee Hamza ndax liñ def jarbaatam kawantu na dem ci Abu Jahl mi nekkoon ci benn groupe nit téena fi tamit ne ñeme nga dóor sama jarbaat Muhammad ñeme nga ko dóor te man maa ngi ci diineem Hamza nekkagul woon jullit waaye ardeur ak fukk bi mu am ci kalam moo ko jàpp naka nga ñemee dóor sama jarbaat dóor na Abu Jahl ci bopp ak fitam bi Abu Jahl daanu na deretam di tuuru ay nit ci kalam Abu Jahl jóg nañ ngir dóor Hamza waaye ay nit jóg nañ tamit ngir jàppale Hamza ab xare naroon na am waaye Abu Jahl nee na bàyyi leen ko ndax ma saaga jarbaatam Hamza dafa newoon mooy woon ci diinewu jarbaatam bi Muhammad ci la demee kon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te wax na ko li xew yonent bi tàmbalee na ko jàngal diinewu islam bi te foofu la xolu Hamza tàmbalee ubbeeku ci islam yàlla ubbi na xolu Hamza ci islam bokkoon na ci nit yu gënoon fort ci islam ak ci pratiquant yu baax yi. ñett fan après Umar mi metti woon lool ak saxaaba wu yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam Umar mu ngi doon war yonente bi yore jaaseem te dajak nag benn nit ci yoon bi laaj na ko ani Muhammad lan nga koy doyee dama ko soxla o Umar bëgg nga ma yëgal la benn mbir bu yéeme lan la sa rakk ak jëkkëram dugg nañ ci islaam musiba ci yow lay wax nii demal gisal sa bopp dama gis sa rakk Umar dem na te gis na rakkam Fatma bin al-Hattab ak jëkkëram Habab ibn al-Arad Habab moo ngi ko doon jàngal suuraat bi di taaxa Umar gaawantu na Habab dégg na ni que ni Umar a ngi ñëw ci la kon làkkatoo bi Umar duggee laajte na lan laay dégg nii ci la beau frère ram bi jógee te ne ko o Umar bu dëgg bi nekkoon leneen nag lu dul sa diine Umar tàmbali na di ko dóor waaye Fatma buux na ko ci la Umar dóoree ko rakkam Fatma daanu na ci suuf deretam di tuuru Umar xool na ko te xolam tàmbalee na dal Umar jël na der bi ñu bindoon suuraat bi bëgg ko liir waaye Fatma tere na ko foqati der bi ci loxoom looy def nii Umar moo ko laaj Fatma ne ko seetoo waroo ko laal da nga war a sangu seet ba pare bu xolu Umar dalul woon du dem sangu di seet waaye xolam tàmbalee na ubbeeku Umar tàmbalee na changé dem na sangu te ñëwaat jël der bi ngir tàmbalee ko jàng tàmbalee na jàng ay kàddu yi yéeme yu mu dégg pour la première fois taaxa wàcce wuñu mukk ci yow alxuraan bi ngir nga ñàkk béeg bu nekkul rek benn fàttali ngir ragal yàlla ak benn révélation jóge ci ku sàkk asamaan ak suuf si Umar xamoon na ni que ne yàlla màgg yi moo sàkk asamaan ak suuf si benn révélation la bu jóge ci moom kan la borom yërmande la mi toog ci tronam bi Umar jàng na loolu te médité na rakkam ñaan na yàlla ngir moom boo frère am bi mooy woon ci wetam après Xabbaab décidé na génn bi mu déggee Umar di jàng alxuraan bi mu sentiree ni que ne xolu Umar tàmbalee na ubbeeku ci kàddu yàlla màgg mi
Umar laaj na Xabbaab ani Muhammad lan nga koy doyee. Umar insisté na wax ma léegi fu mu nekk te instant boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy woon comme d'habitude dajak saxaaba yi ci kër Walaakaam. Xamza mi soog a dugg ci islam muy woon ak ñoom ñoo ngi jàng seen diine seen islam. Umar mi yore woon jaasi génn na ak Xabbaab jubali nañ ci kër Walaakaam bërëb bu secret bi la fi yonente bi doon tase ak ay saxaabaam. yonente bi ak saxaaba yëpp xamuñu woon ni que ni Umar a ngi ñëw ci ñoom. Umar yore woon na jaaseem te bi mu yeggee ci kër Walaakaam fëgg na bunt bi. kenn ci saxaaba yi xool na te nee na oo yonente yàlla Umar la ibn al-Khattab. saxaaba yi tiin neñ Xamza nee na bu dee ni jàmm la bëgg dina ko fekk bu dee ni nag musiba la bëgg dañ ko rey ak jaaseem. Xamza nit bu foor la te am fit te Umar tamit nit bu foor la woon te am fit. kenn ki bëgg na jànkonteel ak keneen ki te yeneen saxaaba yi dañoo tiitoon ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam newee Xamza soril ki ëpp fit ci ñoom moo jóg Muhammad la alayhi salaatu wasalaam. tijji na bunt bi te Umar dugg na yonente bi alayhi salaatu wasalaam poñe na Umar xëcc ko te ne ko o Umar jotul nga yem balaa yàlla di la mbugal maanaam ba kañ ngay des ci état bi. te foofu ci moment boobu Umar nee na maa ngi seede ni amul beneen yàlla budul Allah te ko yow la yonente yàlla bi. ci la yonente bi newee kon yàlla ku màgg la te saxaaba yi fa nekkoon yëpp nekk nañ di wax yàlla ku màgg la. tey jii ni Umar ibn al-Khattab dugg na ci islam tey jii ni islam gën na am doole. saxaaba yi tàmbale nañ di révéler en public seen diine islam ndax Umar dugg na ci islam te waa Xuraysi xamoon nañ bu baax kan mooy Umar ibn al-Khattab. kenn xalaatul woon ni que ni Umar dina mës a tuub benn bés kenn waaye tey jii ni yàlla ubbi na xolam ci islam tey jii ni Umar dugg na ci islam te saxaaba yi yuuxu nañ bu baax ci kaw yàlla ku màgg la. Umar jóge na ci kër Walaakaam di wone waale tuubam tàmbali na di wër benn nit ngir jàllale xibaar bi. woon nañ ko benn nit bu tudd Jamil ibn Mammar day jàllale bu baax xibaar yi. Umar dem na ci Jamil te ne ko o Jamil yëg nga xibaar bi ba ne xibaar jébalu naa. Jamil tontootul jóg na te tàmbalee na yuuxu yéen waa Xuraysi yéen waa Xuraysi. Umar mu ngi doon dox ci ginnaawam yéen waa Xuraysi déglu leen xibaar bi. Jamil xamoon nañ ko ndax ni mu daan jàllalee xibaar yi. nit ñi laajte nañ ba ne xibaar Umar weddi na. ci la ko Umar dóoreete ne ko fenkat waxal ni Umar jébbalu na. waaw tey jii ni kàddu yi tamit dañuy changé tey jii ni Umar ibn al-Khattab jébbalu na ci yàlla màgg mi. même saxaaba yi daan nëbb seen diine nee nañ ndax yàlla mësuñoo julli ci wetu kaaba gi lu dul après tuubu Umar. tey jii ni kàttanu islam tàmbali na yokkal doole islam ak kenn ci ñaar ñi Amr ibn Hisam wala Umar ibn al-Khattab looloo nekkoon ñaanu yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam. ginnaaw bi ñu déggee xibaar bi yéeféer yi dajaloo nañ war Umar ibn Khattab war nañ ko te tàmbali nañ di ko dóor nekk na moom kese contre ñoom ñëpp. xeex na ak ñoom di buux kenn ki ak di dóor keneen ki ci début ba ci fin journée bi. ñoom ñëpp war nañ Umar bu ko rey waaye mënuñu ko te ci benn moment Umar nee na yéen yéeféeru Xuraysi ndax yàlla bu ñu motoon 300 jullit fii ci Màkka duñ leen bàyyee nii. ci premier jour tuubam bi rek tàmbalee na menacer yéeféeru Xuraysi yi bu waroon am beneen yonente après man Umar lay doon loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax moom mooy alfaru ci moom la yàlla bu màgg mi tàqali dëgg bi ci fen. te bi situation bi gënee metti ci Umar kenn ci notable Xuraysi yi ñëw na Alaas ibn Waayil nee na la moo xew ñu tontu Umar weddi na. Alaas ne leen ab nit la bu tànn diineem kon mee leen ko jàmm. yéeféeri bàyyi nañ ko ci saa ci ginnaaw ndigal Alaas ibn Waayil yàlla na yàlla bég ci Umar ibn Khattab. après loolu ci la Umar demee ci nit bu gënoon metti ak yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam. Umar a ngi defee noonu islam bu gën a mag noonu jullit bu gën a mag kan la Abu Jahl la. Umar laaj na nit ñi animu tontu nañ mooy këram. Umar jubali na ci saasi ci Abu Jahl te fëgg na buntam bi. Abu Jahl tëj na bunt bi te ne dalal ak jàmmoo sama doomu frère na la yàlla nuyoo Umar. laaj na ko lan nga soxla. Umar ne ko déglul yow noonu yàlla bi maa ngi seede ni amul beneen yàlla budul Allah te ko Muhammad yonenteem la. kanamu Abu Jahl soppeeku na ci saa si waxaatul benn kàddu tëj na bunt bi te dellu na biir këram ak déception bu rëy. ci noonu tuubu Umar ibn Khattab bett na waa Màkka yépp ak sa seytaane yi. islaam mu ngi nii di gën a am doole te nit ñee ngi nii di tàmbali dajaloo wër ki yàlla bëgg lool Muhammad la alayhi salaatu wassalaam. ginnaaw bi ñu jéemee lépp ngir xeex jullit yi fan la ñuy mujjee ak ñoom naka la ñuy génnee jullit yi isolé leen pendant 3 ans. naka la isolement boobu di jeexee naka la yàlla màgg mi di délivrer jullit yi. naka la ndijaay yonente bi Abu Taalib di gaañoo te mbaa dina tuub avant ruu bi di génn ci yaramam.
naka la soxna yonent bi ki mu bëgg lool Xadija bin Xuwaylid di génne àdduna naka la jigéen boobu doon jàppale yonent bi di wuy jee boromam mu màgg mi naka la jinne yi di seet see yonent bi ngir déglu alxuraan bi ci moom te lan la ñuy def ginnaaw bi ñu déggee kàddu yàlla màgg mi loolu la ñuy gis épisode 10 bii di ñëw incha allah. Muhammad alayhi salaatu wasalaam li moo nekkoon épisode 9 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partage ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram. bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.